nekk ñu bëri ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di candidat yi naam door nañ lu ñu mel wàcc itam ci li nga xam ne moom moo di mbedd mi ñeneen ñi tam am neneen noo xamante ni dañ ko amalee ci mbir mu ni mel dañ ci dikkaat ak yéen ci ni mu gën a yaatoo ci suñu jotaayu xibaar CAN féminine atum 2022 réew bu Sénégal itam dina amal premier quart de finale am ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu taarix dina ci dajeek ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di waa Zambie niki ëllëg incha allah lay doon bu juróomi waxtu jotee mu mel ni nag gaynde yu jigéen ñi ci la jamono nag taxaw nañ temb ngi rek daal di jël li nga xam ne moom moo di raw gàddu gi daañu leen digtal ay kàddu ki nga xam ne moom moo di sélectionneur bi moom Pape Moussa Cissé ci la jotaayu xibaar ginnaaw jokkoom ak ki nga xam ne nag moom moo di Youssouf Bodian buñ ci noppee itam daañu ci toftal li nga xam ne nag moom la yéene kaay xëy fësal niki tey léegi ma dikk ñu faram fàccee. Pape Mamadou Seck junjoon naa leen ko mooy ki nga xam ne itam ci les jamono moom moo rëccee ca pavillon spécial bu hôpital Aristide bu Dantec mi ñu njort ne membre la ci force spéciale xam ngeen ne dañ ko xañoon ngelaw lu féex fa nga xam ne nag moom moo di ca kaso bu Rëbës ci la jamono daal na yéen mër daañu leen xamlek jëmm jooje kan mooy Pape Mamadou Seck ak itam lan moo ko yóbbu woon ca Ndungu Sine ñu ànd ci ak Marcel Farba Maroun. Seck moo ngi bokk ci groupe bi ñuy wooyee force spéciale ñu jàppoon ko fi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi passé gannaaw manifestation yi fi waa Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal bëggoon a amal te ñu tere leen ko woon Pape Mamadou Seck di militant politique ca Pastef Daaru Muxti mi ngi juddu atum 1984 ca Pikine toll ci fanweeri at ak juróom-ñett cité Aliou Sow ca Golfe Sud la dëkk bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu administration pénitentiaire daal di bind démb Pape Mamadou Seck dañ ko yóbbu woon ca pavillon spécial bu hôpital Le Dantec ndax feebar bu graaw yi mu am mu di insuffisance rénale toll ci stade 5 ak tamit hypertension maligne ñuy fàttali ne juge d'instruction bu deuxième cabinet daf ko placé woon sous mandat de dépôt ñaar fukki fan ak juróom-ñeent weeru juin bi passé moom ak yeneen i fukki doomu aadama la ñu tuumaal ne dañoo bëggoon complot état bi ak laalaale kaaraange askan bi ñu toppee leen tamit association de malfaiteurs lëkkaloo ak entreprise terroriste ak yàq ay biens yu état bi moom waaye tamit ñu yoroon te doon transporter ay substances ak i produits yu waroon a taal dëkk bi gannaaw nag ba Pape Mamadou Seck daal di réer ci dëkk bi takk der yi nekk ci réew mi yépp di ko bàyyi xel bu baax a baax. tawat taxoon nag ñu yóbbu ko fu nga xam ne rek moom moo di ca pavillon spécial bu hôpital Aristide bu Dantec ci li jamono itam daal nay réer mër ñu wax itam ci leneen wax naa leen fukki at mi ngi nii ña nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Pekes xam ngeen ne ca département bu Tivaouane la nekk ci lépp lu soxal itam wàllu kër docteur jàppaleen ne foofee nag dafa sooxe ngir rawale ñi nga xam ne ñoom ñoo di aji tawat ji faaw rek ñu dugal leen ci ay taxi clando donte aw partenaire baaxee woon na leen li nga xam ne nag moom moo di aw ambulance jàppaleen ne jafe-jafe yi nag ba tey askan woowee ñu ngi koy dund rawatina wàllu ko docteur Cheikh Anta Diop ak Sélatiir ci reportage ñu teewlu. ki bii di Pekes daanaka dañ daan am ay jafe-jafe lool ngir yóbbu nag waaye tawat yi ci centre de santé bi nekk ci Ngaye Mékhé wala hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane amuñu woon ambulance tey jii de ambulance bu yees la leen maire bi indil ngir nag faj jafe-jafe yi nga xamante ne askanu Pekes ñu ngi koy jànkoonteel. ndax avant la venue de cette ambulance amoon nañ jafe-jafe parce que bu ñu doon évacuer malade. dëkk bii di Pekes daanaka dañ daan am ay jafe-jafe lool ngir yóbbu nag waaye tawat yi ci centre de santé bi nekk ci Ngaye Mékhé wala hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane amuñu woon ambulance tey jii de ambulance bu yees la leen maire bi indil ngir nag faj jafe-jafe yi nga xamante ne askanu Pekes ñu ngi koy jànkoonteel. ndax avant la venue de cette ambulance. amoon nañ jafe-jafe parce que bu ñu doon évacuer malade dañ doon louer ay clando wala ay sept-places di leen ci teg ba Ngaye mooy suñu district de référence alors que le district de référence et le poste ça fait 32 kilomètres presque. deuxième adjoint au maire bu Pekes gis ne ambulance Pekes gii de dañ koo tumuranke woon lool. ambulance boo xamante ni bu mucc ayib la malade bi. wax dëgg yàlla ñu mën ko évacuer jàmm te buy dem aussi du sonn. ñu gis ne fii ci poste de santé bu Pekes ñeent fukki dëkk ak juróom-benn ci la ñuy jokku waaye poste bii de màggataayam bi jéggi na dayoo ba tax na Birame Diouf mi nga xamante ni moom moo jiite CDS bu poste de santé bu Pekes di sàkku nag ndimbal nañu nekk fii ci Pekes ku ne dugal ci loxoom ngir ñu mën a tabaxaat poste de santé bu bees. logement amu fi
ma duggaat ci couloir yi nekk loo xam ne dama ko doon dund en tant que citoyen boo feebaree ci couloir yi ngay am hospitalisation parce que benn salle d'hospitalisation amu fi wax dëgg yàlla loolu moom nekk na loo xam ne yàgg nañ ko mbét. ambulance bi lu ñu yàgg xaar la fii ci Pekes te jii de am nañu ko waaye ñu gis ne poste de santé bu Pekes mën nañoo jàpp ne ci perfusion la nekk ndax jafe-jafe yi muy jànkoonteel la. ginnaaw jafe-jafe yi Cheikh Anta ci wàllu kër docteur ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di doomu aadama yi ñu àddu ci neen ñu am jafe-jafe ci wàllu kër docteur mu ñeel ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di mala yi jàppale ne ca gaawaan ca département bu Bambey la nekk foofee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo la ñuy sàkku mu di aw agent vétérinaire woo xamante ni dina mën a càmmonteeg wala bokk caytu bu baax a baax li nga xam ne nag moom moo di wérgu yaramu ñi nga xam ne ñoom ñoo di mala yi ci loolee itam moo xam maire wala bokk ñu yëngu ci wàllu càmm ñu ngi sàkku ci jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàll wi mu daal di indi aw coppite ci mbir mu ni mel diwaan Bambey ak la ko wër Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. ci dëkk bi samp ci bëj gànnaaru département bu Bambey mbéy ak càmm la askan wi xam ci la ñuy dund yor ci seeni njaboot loolu nag tax maire bi ne war noo am docteur vétérinaire boo xam ne ni day say wër gu yaramu jur gi. di ko wax ne bu ñu defee ay foraay di fi indi daral yi te amuñu docteur vétérinaire du tekki dara. kon dañu bëgg docteur vétérinaire ci nu mu gën a gaawee parce que ay jur ñoo fiy daje te nit ñi ni ñuy feebare di ko wàllante jur gi noonu la ñuy feebare d'abord di ko wàllante kon bu fekkente bi ne inspecteur de l'élevage bi mi ngi may dégg na jottali sama demande boobu ci ministère de l'élevage mu jottalil ma ko président de la république ci nu mu gën a gaawee gaawaan soxna docteur vétérinaire parce que dëkku sàmm la dëkku béy la. mu yëkkati kàddu yi ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi doon tijji daral bi nga xam ne moom la Mine Gàdd Bisik tabaxal ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi. protocole mooy lan protocole mooy da ngay bind ñun ñu signé moom mu signé mu wax lan la bëgg ñu defal ko protocole bi nag juróomi at lañ ko nat juróomi at bu nekk maire bi danaan lii ak lii laa bëgg. foofu tamit ñu bàyyi ci xel parce que ñun mënuñu imposer dara duñ ko dara moom may wax li nga xam ne que bëgg na ko ne ñu lii ak lii laa bëgg su ko defee loolu ñu di ko financer. su ma mënee lim fooraay bi clôture bi ci la bokk. tijjiteeg daralu gaawaan bi dina am njëriñ bu bëree bëri ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy sàmm ci diwaan bi. woowule diwaan ñu wutali ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal xam ngeen ne ñenn ci ñoo xamante ni wàllu ko docteur la ñu jàng ca université Gaston Berger diwaan bu Ndar Géej ginnaaw itam ba ñu génnee aw caravane woo xamante ni daal di nañ koy amal daal di saytu lu toll ci junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay doomi aadama yoo xamante ni la ñu saytu seen ak yaram bokk na ci diabète hypertension ak itam yeneen i jàngoro naka noonu itam ñuy sàkku ci ñi nga xam ne nag ay cëslaay lañ foofee ñuy amal li nga xam ne moom moo di consultation gratuite at bu yàlla sàkk bët gànnaar bu réew bu Sénégal Ousseynou Diop Abib Seck ci reportage. ndaw yi nga xamante ni ay médecins yu bees lañu daal di génn ci université Gaston Berger bu Ndar ñu duppale leen waa Prosmedsis daal nañuy amal caravane ngir ne meeku askan wi rawatina ñi nga xamante ni jafe-jafe dañ ko am ci wàllu wér-gu-yaram ñu gis nag ci yenn ci gox-goxaat yi dafa sore lool te itam foofee wàllu wér-gu-yaram dafa sooxe ñu daal di dem nag daal leen di seet junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci doomu aadama nag daal na leen di gis. bi ñu demee Cubalel Lawal ak mairie gis nañ ni que li ñuy wax arthrose la feebaru articulation ak feebaru yax bi ñu demee boo xool ñu gis fa ni hypertension la artérielle ak diabète léegi ci xale yi li ñu fa gënoon remarqué ci Cubalel Law mairie ak boo xool mooy allergie comme ay asthme ay rhinite allergie. la ñu gis nag ci wàllu feebar yi bokk na ci wàllu hypertension diabète ak li nga xamante ni mooy arthrose la ko gën a waral nag bokk na ci dund bi ñuy dund ci gox bu ni mel. boo xool tamit am na deex donc loolu mën naa bokk ci li expliquer xale yi di développer yenn réaction allergique yi léegi boo xool peut-être que ci lekkin bi la ak nekkin bi ñàkk de sport beeg yooyu noonu mën a tax ñu am feebar yu ñuy wax hypertension artérielle ak diabète. ñoom ndaw yi gis ni lu ci bare ñi nga xamante ni dañu leen di fekki fa ñu nekk am consultation bu wóor day leen di jafe tax ñu jàpp ni collectivité locale yi war nañu dugal seen i loxo at bu ne ñuy mën a gëstu feebar yi nga xamante ni mooy dal seen i askan. donc ñoo ngi ñaax bépp municipalité ak bépp structure pour ñu prévoir seen ay budget benn ligne boo xam ne na mën a tax ñu mën a organiser yenn activités yi soit benn yoon ci année bi wala ñaari yoon ci année bi. ndaw yi la ñu bëgg nag jamono jii mooy askan bi nekk ci région bu Saint-Louis rawatina ñi nga xamante seen loxo jotul seen i ginnaaw te itam du ñu gis ay médecins saa su ne ñu leen di mën a faj waaye tamit collectivité locale yi di ci dugal seen i loxo.
Ousseynou ay way làqu yoo xamante ni nag ci yile jamono solal nañu lool askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Kafountine ndax foofee la ñuy jaareel ngir amal li nga xam ne moom moo di mbëkk mi jël gaalu looco yi moo xam chef de quartier wala ñenn ci ñoo xamante ni nag ñoo nga fa yeewoo ba ci municipalité bi ci yile jamono taxaw temb ngir rek daal di dakkal lu ni mel balaa rek jee ju gën a tar di am ci wàllu woowee moo xam itam ñu amal aw ndaje ngir daal di koy waxtaanee Lamine Ba ak Lamine Mondian ci reportage. kilifa yeewoo ci Kafountine fas nañu yéene soppi taxawaay ci li jëm ci wàllu xeex li nga xam nag moo di immigration clandestine bëgg nañoo weesu li nga xam nag moo di sensibilisation bi bëgg amal léegi ay action ba tax na dugal nañ ci loxo ñi nga xam nag ñoo di chef de quartier yi chef de village yi ba ñi nga xam nag ñoom ñooy leader d'opinion yi. ñun ñëpp buñ ci jàppee yaakaar naa dina fi jógee dinañ fexe ba monsieur le maire ni mu ko waxee fii dootul nekk lieu de départ wax naa ko actuellement nii jot nañ renseignement que ni y a des départs qui sont programmés jour tabaski wala le lendemain de la tabaski. ku gis ci ballon yi fenn nga gis gaal yi neex na ñoo xàmmee gaal yu mag lay doon te boo xoolee gaal yi ay banc rek lay am wala moo am bâche pour nit ñi mën ci nëbatu mais du gaalu nappkat boo ko gisee foofu nga ne lii xaaral ma woo commandant ba. liggéey boobu nag léegi dañ koy amal ci ab cadre bi nga xam ne dañ ko taxawal mu jëm ci wàllu woowee ba tax na sous-préfet arrondissement bu Kataba 1 ne léegi lépp li nga xam ne xeex la bu jëm ci wàllu immigration clandestine fas nañ ko yéene gën a taral. fii Kafountine mbir mi yàgg na fi te mu ngi bëgg a ëpp loxo. donc ba tax na il faut que ñun ñëpp ñu lëkkaloo mbir mi wax naa ko sànq si bi may door nee naa lii du loo xam ne ni service état yi rek ñoo ko mën a xeex il faut que population yi jàpp si te population yi bokk na si chef de village yi parce que chef de village yi si administration la ñu bokk ay auxiliaires de l'administration lañu donc il faut que ñu jàppale ñu délégué de quartier yi noonu. président kuréel ndaw yi kuréel jigéen yi nappkat yi sàmmkat yi kenn ku ne na taxaw ba ñu fexe ba lii mu jóge fi. mairie bu Kafountine nga xam ne moom moo taxawal forum boobee jàpp nañ ne nag ñoom li ñu bëgg mooy indi ab tontu bu jëm ci wàllu koom lii nga xam ne moo di immigration clandestine bu ñu nemmeeku ci zone ba. bu ñu fexee ba tere fexe ba nga xam ne benn migrant dootu fi mën a jël départ bu fa jógee aussi problème immigration. am naam dinañ am ñoo xam ne dinañ ne voilà ñii dañoo dooj bëgg a jëpp mais il faudrait que initiative ñu jëlee ko au niveau de la base bu ñu ko jëlee au niveau de la base parce que man ñaari aspect laa gis am na aspect sécuritaire ak aspect koom-koom ñii dem waxi xëy la ñuy wax Kafountine xam nañ ne dëkku koom-koom la mën na doon une réponse de trouver de l'emploi à ces jeunes migrants qui veulent aller. kilifay Kafountine ñoo ngi jël yi li dogal ci jamono ji nga xam nag nemmeeku nañ fi ay fanti ginnaaw benn gaal bi nga xam ne dafa lab bu fukk ak juróom doomi aadama seen bakkan jot si rot. ginnaaw wàllu mbëkk mi leneen loo xamante ni sonal na lool askan wa nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ca woowule diwaan bokk na ci ñàkkum kaaraange ndax itam askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa nekk nelawatuñu benn yoon ba yandoor ci la jamono itam ki nga xam ne moom moo di jiit bu bokk moomeel bi la mu xamle naam dina defi jéego waaye faaw gouvernement bu Sénégal daal di koy jàppale ci xeex wi nga xam ne nag moom la bëgg amal David Diatta ñu teewlu ay kàddoom. Kafountine du dëkk bu ndaw état xam na ko état war na xam loolu. Kafountine nekkatul commune bu ndaw population Kafountine c'est plus de 40 000 habitants te de par sa position géostratégique takk der yi duñ koy wax mais bépp samba booy bu jóge fële fii ngay ñëw làqatu moo tax pour nga yeewu guddi sax problème la nit ñi toutes les nationalités sont là donc pour yokk kaaraange boobu il est temps à ce que état taxawal fi brigade de gendarmerie il est temps à ce que état taxawal fi brigade de camp de sapeurs-pompiers il est temps comme ñun ci géej lañ nekk il est temps à ce que pour le contrôle des côtes état taxawal fi base marine boo xam ne mën na def contrôle bi. ñu àddu ci leneen jàppale nag ñenn ci doomi aadama yi nga xam ne nag dañuy dund ak waylaago yenn ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo séq langue politique bi fii ci réew bu Sénégal yenn saay dañ leen di wan ginnaaw ñoom itam taxaw nañ temb ginnaaw itam bu ñu sukkandikoo ci confédération wi nga xam ne nag moom la ñu amal bokk na rek ci fépp foo xamante ni aw dogal dafay jibee fii ci réew bu Sénégal moo xam ci fànn bu mu mën a doon ñu daal di leen ci bàyyi xel bu baax a baax ñoom itam ñu mën a joxe seen ak kàddu ginnaaw itam bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di seen ak njiit Pambay Diaw Fally Gueye. ñu ëpp ci ñi nga xamante ni dañuy dund ak laago ñoom soobu wunu ci politique bi bu sukkandikoo ci Rokhaya Dia présidente fédération nationale ñi nga xamante ni dañuy dund ak laago section Kaolack loolu ba moo waral
ñu ëpp ci ñoom nekkuñu fi nga xamante ni foofa la ñuy nase ak a noccee. ki dañ na bala nga ne naam danga fay nekk moo tax suñu xeex yëpp léegi su loolu la jëm parce que dañu bëgg bokk ci instance de décision yi di fekkee ñu ngi ñu ciy tàggat ñuy dugg ci langue politique yi di dem di fekkee ak local yi passé dégg nañ handicapé ni ñu ci duggee législatif yi xañ na rëcc nañu mais teewut ñu ngi jóg. ñoom ñi di dund ak laago di am tamit ay jafe-jafe ngir rek ñu mën a voter ndaxte bureau de vote yi ci salle de classe yi lañ koy def te am na école yoo xamante ni amuñu ay rampe ngir rek ñu mën a accéder ci bureau yi. Koumba Diop nekk chargé de projet ci kuréel gi nga xamante ni day def promotion ñi nga xam ne dañuy dund ak laago di sàkku ci autorité yi ñu jël ci ay matuwaay. bu ñu demee pour voter ji dañuy am problème pour dugg ci bureau de vote yi parce que école yi en général du am ay rampe moom mooy li leen di faciliter seen déplacement loolu daal mooy seen jooy bi gën a kii léegi ñun nag ci loolu la ñuy gën a yëngatu pour suñu mënee eggale seen loolu ci autorités yi ñu gën leen mën a dimbali ci wàllu boobu daal. fédération nationale ñi nga xamante ni dañuy dund ak laago section Kaolack ñoom daal dina ni formé ñëpp ñi nga xamante ni ñoo bokk ci seen kuréel gook ci processus de vote bi. waaye xam ngeen ne li tax ñuy àddu jëmale ci langue politique bi campagne wi tam daal dinay door jëm ci li nga xam ne nag moom moo soxal élection législative yi fanweeri fan ak benn ci weer wi nga xam ne nag moom la ñu nekk bëri na ci ay candidats yoo xamante ni ci la jamono nag ñu ngi ci terrain bi ngir amal li nga xam ne nag moom moo di campagne wi ñeneen ñetta des itam am na neneen noo xamante ni noonee la ñu ko bëggee wala bokk wàccaguñu bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di terrain bi fii ci télévision Futurs Médias lépp lu soxal itam campagne électoral wi daañu leen baaxee yenn ci ay xibaar moo xam yenn ci ay plateau yoo xamante ni daañu leen ko amal ci suñu ay programme daañu ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ñu wax itam ci leneen mu ñeel wàllu football CAN féminine 2022 réew bu Sénégal itam dina amal première quart de finale ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu taarix ni ki ëllëg lay doon incha allah bu 17h jotee xam ngeen ne Zambie la ñu ci rek dajel gaynde yu jigéen ñi ci les jamono taxaw ngir jël bépp raaya ginnaaw itam bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di sélectionneur bi moom Mame Moussa Cissé ñu teewlu ay kàddoom ci micro Youssouf Bodian. préparé nañ ko bu baax parce que déjà bi ñuy joué troisième match bi déjà ak kaw Covid yi ñu amoon ak xale yi nga xamoon dañu am benn carton jaune ñu doon ragal ñu amaat beneen carton jaune man déjà puisque qualifié woon nañu déjà tourné woon naa équipe bi pour permettre xale yi nga xam ni football lu ñu woon ñu football donc am compétitivité nekk ci rythme équipe bi beneen bi aussi éviter am carton yooyu et puis permettre ñi nga xam dañu feebaroon ak dañu blessé woon ñu mun leen récupérer donc ñu ngi travailler ci fraîcheur physique bi parce que xam nañ ni adversaire bi ñu am ni tey jii ci wàllu intensité ci wàllu défi physique dafay indi lu bëri il faut ñu mën a répondre ci loolu te loolu récupération moo ñu koy permettre ko tey retrouver nañu groupe bi retrouver nañu médecins yi surtout parce que au-delà liggéey bi nga xam ni moom la ñuy def pour faj xale yi ñoom ñooy seen conseillère parce que ñooy seen yaay am na yoo xam ni ñoom nañ koy waxanteel am na loo xam ni duñ ko wax ak man coach bi mais ñoom nañ koy waxanteel ñoom ñu régler ko ci groupe bi donc le fait que ñu toog ñetti fan nekkuñu ak ñoom lu difficile la woon mais déjà ñëpp ñëwaat nañu ak joueurs yi et donc loolu lu am importance la ñoo nañu démb fii laata ñuy jógee Rabat entraîné nañ fa ñëw fii voyage bi ça s'est bien passé noppalu nañu bu baax te su ngoon dinañ am suñu dernière séance d'entraînement pour dugg ci match bi suba léegi daal li ma bëgg ñu xam daal mooy xale yi ñoom seen bopp am nañu gëm-gëm ni war nañu def dara parce que lépp lu ñu defoon boobu ba léegi dañ koo fàtte parce que objectif bi nekk suñu kanam dafa am solo déjà boo gagné da ngay dem demi-finale ba pare boo gagné aussi da ngay dem coupe du monde rêve la ci ñoom su yegsee fii xam nañ ni équipe bu mag la parce que pour bi mu nekkoon Cameroun mi ngi fa woon Tunisie mi ngi fa woon te man équipe yooyu yëpp daje nañoo ak ñoom ci éliminatoire ci mbokk yi ñu baaxee leen xibaar yi nga xam ne nag moom la ñu jot léegi nii jàppale ne nag moom ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Kane wi nekkoon directeur général bu Air Sénégal ci la jamono itam daal nañ koy dàkk xam ngeen ne boobaak léegi compagnie bu ni mel yéen a ngi ci doon dégg yenn ci ay rëq-rëq yoo xamante ni doomu aadama yi ñu ngi doon wax rek ne am na ci tax na itam daal dinañ koy rek remplacer daal di koy wute ginnaaw itam conseil d'administration wi nga xam ne nag amaloon nañu ko mu soxal aw
réunion ci moom noonu la ñu ko remplacé daal di fay teg nga xam ne rek moom moo di Alioune Badara Fall jàppale ne ci la jamono nag Alioune Badara Fall moom mooy directeur général bu compagnie Air Sénégal ginnaaw rëkk-rëkk yi nga xam ne nemmeeku nañu ko xibaar bu ni mel daañu ci dikkaat ak yéen nu mu gën a yaatoo ginnaaw xibaaru biir réew mi ñu jël roppalaan dem itam ca biti réew wax ci li nga xam ne nag moom moo am ca diwaan bu Congo xam ngeen ne boobaak léegi yenn ci ay ndell yoo xamante ni moom la ñu fa nemmeeku ba tax na itam lu toll ci juróom-ñaari doomi aadama daal di ñàkk seen bakken ñoom ñooñu nag seen ay at bu ñu ko jëlee toll na ci fukki at jëm fukki at ak juróom-ñett ñi nga xam ne nag daal na ñàkk seen bakken ginnaaw ndell wi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ca préfecture bu Tóon ci la jamono itam aw l'enquête woo xamante ni daal nañ koy ubbi ngir gën a am lu leer ci li nga xam ne nag moom moo di wàll wi di jéey ji nga xam ne moom moo am ca diwaan bu Togo ginnaaw Togo ñu wutali diwaan bu Mali yenn ci ay soldats ivoiriens yi nga xam ne nag tegal nañu leen yoxo ni ki démb ni ki fukki fan ci weeru juillet wi nga xam ne nag moom la ñu nekk maanaam dibeer mu mel ni nag ci après midi bi la ñu amal lu ni mel ci aéroport bu Bamako ci loolee itam yenn ci ay message yoo xamante ni da doon wër xarala yu yees yi jëm ci ay jëfkatu ñaawteef yi nga xam ne nag moom lañ leen tegoon bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom moo di représentant wu mercenaire lourdement nga xam ne nag moom lañ njortoon ne ay mercenaire lañ ci loolee itam la ñu rek daal di xamal ne ay doomu réew lañ yoo xamante ni ñu nga doon caytu li nga xam ne moom moo di kaaraangay askan wa daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo dem Bénin ak itam Niger ci la jamono loo xamante ni nag daal nañ koy xaatim mu mel ni nag ni ki démb la rek daal di buur mu mel ni fukki fan ak benn ci weeru juillet atum 2022 ci aw doxu nemmeeku ci jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu kaaraange gi ca diwaan bu Bénin ci la jamono ñaari dëkk yi nag daal di lëkkaloo ngir daal di xeex jëfkatu ñaawteef yi maanaam ñu dippee ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di terroriste yi Bénin ak Niger ñoom ñoo amal lu ni mel ginnaaw xibaaru biti réew ñu ñëwaat fii ci réew mi itam wax ci li nga xam ne nag moom la yéenekaay yi xëy fësal ni ki tey. jëf Pape Mamadou Seck ma évadé ca pavillon spécial te ñu koy wër mi ngi ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool ubbi l'Observateur mi ngi ñuy fàttali ne Pape Mamadou Seck ab agent la bu doon liggéey ci impôt et domaine ñi ngi ko jàppoon keroog fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin ca Grand Médine doon ko toppee may jox ay nit ngànnaay ki jumtuwaay ngir ñu salfaañe dëkk bi menuisier métallique ba ñu jàppoon ca coow le di buuna ba moo ko taxaloon ci yëf yi moo ne woon enquêteurs yi Pape Mamadou Seck moo ko commandé woon ay ers ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ci lañ ko mandat dépôt woon jël ko yóbbu ca kaso bu Rebeuss nee nañu ci kuréel gi ñu naan force spéciale ci la bokk jàngoro ju mu doon sooxaale te mu soxla woon am paj moo taxoon ñu jële woon ko ca kaso bu Rebeuss yóbbu woon ko ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec foofee fa la rëcce ak rëcce moom Pape Mamadou Seck l'Observateur seetlu na ci ay mbir yu bari yu teyum xel ndax nee nañu li ko jiitu gisoon nañu ci réseaux sociaux yi ñu bind ne Pape Mamadou Seck dafa faatu Guy Marius Sagna it bindoon na ci page Facebook am nit ñi régime Macky Sall jàppe leen ay nit ñu dangereux ne ñoo sos force spéciale yi am na kenn ci ñoom koo xam ne dafa bañ a lekk ba laati kaaf na évacué nañu ko ca pavillon spécial journal bi di laaj ku ñu ne dafa feebar ba mënalul boppam dara ba tax ñu évacué ko kooke fan la mën a jaar garde yi ba évadé leneen lu tey xelum l'Observateur ci wax ji moo di communiqué bu gàtt bi administration pénitentiaire gi def ki ñu ne moo def ba tax ñu koy ŋawteeka mbambu ci réew mi di Pape Mamadou Seck Source A mi ngi ñuy wax yu bari ci moom li mu séq ak Ousmane Sonko Pastefam ci parti Pastef ak ndombay tànk yi moo amee woon ci parti bi journal bi dem ci ba dañu xamal ne moom Pape Mamadou Seck moo njëkk yóbbu Ousmane Sonko ca Daaru Muxti ga mu dëkk moo ne woon nit responsable massification bu parti Pastef ko amoon taxawaay la ci réseaux sociaux yi Les Échos nañu ab kay dëgg la ci force spéciale yi ñuy wax ci la bokkoon bi ñu ne suba la tabaski ci la ñu ko jële woon ca kaso bu Rebeuss évacué ko ca pavillon spécial foofee fa la évadé Soleil national xëy ñu baaxe évasion bu Pape Mamadou Seck beeg na mu demee ak fa mu jaar bërëc parti bi muy jàppal tànk di parti Pastef njiitam Ousmane Sonko moo nekk ci xët mu njëkk journal L'Info yéenekaay bi dañuy wax ne la mu fi waxoon moom Ousmane Sonko ba taxoon ñu di ko mbambu ci réew meek ŋawte di Macky Sall bëggul Casamance bëggul waa Casamance Ousmane Sonko nee na waxam joojee tey la ko gën a wax te du ko dundi li fekk gisul lu koy weddi ci xët mu njëkk Vox Populi mu ne ñu fa li ma wax du ma ci jóg Macky Sall dafa am problème ak Casamance wax ji mu neex ko mu naqari ko laa ci yemale dama koy wax ndax muy dëgg gi am ci giseem ba woon keroog ak président en exercice bu CEDEAO di Umaro Sissoko Embalo moom Ousmane Sonko Direct News andi lañu ci ay leeral yu mu nangoo ci Umaro Sissoko Embalo muy leeral giseem ba ak Ousmane Sonko la ko sooke na mu demeek la ñu fa waxtaane Le Quotidien nañu moom Ousmane Sonko keroog ba mu taxawee naan régime bu Macky Sall dañuy discriminer joolaa yi ndekete booba fekkoon na mu porter plainte Sénégal ci cour pénal international ba pare waaye plainte ba mujjul fenn ndax cour pénal international da ko
rejeté classé ko sans suite Ousmane Sonko na noppalu te xam ne moomul Casamance kàdduy Aminata Touré la ci xët mu njëkk Vox Populi mu dolli ci ne man damaa gisul lu tax Ousmane Sonko bëgg a jàpp ne moo ñu gën a doon ab Casamance ci diwaanu Touba Mbàkke Vox nee nañu fa la yëkkate yooyu le kàdduy sang bu tedd ba ci Touba di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides ci xët mu njëkk L'Observateur délégation Benno Bokk Yaakaar bi ko ziyaare ji woon ñoom la xamal ne cofeelam ci Macky Sall dafa gën a yokk fitna ci campagne électorale bi enquête dina kay nee nañu ñu bari ci réew mi moom la ñuy ragal Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur journal bi mi ngi ñuy xamal ne génne na arrêté boo xam ne dafay tere port d'arme ci réew mi mu di yore ngànnaay diggante 30 juin ba 30 août président Macky Sall enquête nee nañu mi ngi dànkaafu képp kuy jëfandikoo ay nervi baa ngay yee fitna joojee Walf Quotidien moom it mi ngi ragal mu jóox ci campagne bi campagne électorale bi jëm ci élection législative yi Sud Quotidien mi ngi ñuy wax ci xëtam mu njëkk ne tàmbali nañu ko keroog dimanche ci minuit waaye tabaski gi ñu nekkoon moo tax ñu bari ci askan wi tàlluñu ko woon. jërëjëf Mohamed Ndiaye ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk yéen itam naka noonu ñu jaare fi daal di bural jotaay wi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média ngoon incha allah 19h30 ak itam 20h ci yeneen i jotaay ay xibaar lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futur Média ma jox leen itam daje ni ki ëllëg incha allah à partir de 6h30 ci seen émission info du matin mu ñeel revue des titres jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.